maam góor ñu bëri dañ ne maam góor moom moo nanguwul dogal bi ndax dogal bi mooy ne Wally Seck tey moo fi nekk ci xale yi moo fi gën a fës ndax Youssou Ndour ba muy dugg ci politique créé fekk ma ci boole ñu bëri dañu yaakaaroon ne Youssou Ndour day créé parti boppam def ni George Weah tey ana George Weah célébrité la dem na ba nekk président loolu tax Youssou Ndour gis nga législative bi ba mu demee Grand Yoff ay xeer lañ ko fa doon sànni ndax Youssou Ndour du fépp lañ ko bëgg gis. waaye yow kenn déggu la élection yu jege rek nga génn daal di def sa interview bi ñun moo ñu jaaxal lu tax Youssou Ndour xaar ba léegi 2019 commencé di dal ci kaw Macky Sall am na ñu ne Bougane li mu bëgg nekk président moo tax parce que ñu ngi koy ngungune ne Bougane dafa bëgg nekk candidat président 2019 am na ñu ne dimanche bi passé président Macky Sall dafa recevoir Bougane te ñëpp gis nañ ne président Macky Sall tagg na fi Wally Seck tagg fi Thione Seck ah am na ñuy wax ne est-ce que loolu taxul tamit Youssou Ndour génn ndax gis nañ ne temps yëpp Thione Seck dafa génn di wax di def ay interview dem na RFM ñaari yoon defe naa waaw di wax di défendre boppam di wax ci digganteem ak Youssou Ndour di wax ci àdduna man loolu wax naa ko li ma bëgg Macky Sall su ma sañoon Khalifa Sall duñ ko tëj waaw nañu jéem a xool nan la ñuy gérer caisse d'avance ba lu lépp lu ci bon ñu dindi ko. Youssou Madjiguène Ndour Aïssatou Diop Fall daf ko laaj ay laaj daf ko laaj ndax yow sa diggante Macky Sall est-ce que bëgg nga ci ba mu ko laajee loolu Youssou Ndour li mu wax mooy ne diggante ma Macky Sall moom yaakaaram daf cee tas li mu wax en français mooy je suis déçu mooy koo xam ne dafa amoon loo yaakaar ci lu baax mais li nga séntu woon gisoo ko loolu nag ba mu ko waxee dafa jaaxal nit ñi ndax ñëpp xam nañ ne Youssou Ndour ministre la ci Macky Sall dafay jaaxal ñëpp képp ku ànd ak Macky Sall ku mel ni man nga xam ne Macky Sall laay militaire su ma déggee ku un homme comme Youssou Ndour ak importance bi mu am pour Macky Sall mu ñëw di dal ci président Macky Sall te élection yi léegi mu jege 2019 ñëw na ba pare loolu dafay tiital nit ñi loolu daf ñuy jaaxal ñun Youssou Ndour du loolu rek la wax parce que tamit am na benn laaj bu ñu ko laaj lu tax nga dugg ci politique moom nag nee na ba muy dugg ci politique en 2011 Sénégalais yi ñoo ko soxla woon Sénégalais yi ñoo ko soxla loolu tax mu dugg ci politique te loolu bu ko waxee xëy na am na lu ci nekk dëgg mais aussi Youssou Ndour dafa war a xam ne dafa décevoir Sénégalais yu bëri ku mel ni man président ñun dañu yaakaar ne Youssou Ndour gëm na boppam dañu yaakaar ne dinañu mën a indil dara waaye déedéet créé na fekkee ma ci boole bëgg nekk candidat Abdoulaye Wade ne ko doo fi nekk candidat waaye gis nañ ne deuxième tour ba mu ñëwee Macky Sall dem na seeti ko Idrissa Seck dem na seeti ko ñëpp seeti nañ ko pour mu jàppale leen ñu fal leen foofu xëy na ci la ko Macky Sall digg yenn yi wala ñeneen ñi digg yenn su boo ma jàppalee su ma nekk président dinaa def ministre dinaa def lii dinaa def la Youssou Ndour après looloo tax après mu nekk ministre waaye ñun ñii ko faraloon ñun ñii ko bëggoon dañu yaakaaroon ne Youssou Ndour après dafay créer partem waxuñu ko bul ànd ak Macky Sall ndax man mi Macky Sall laa àndal dama bëgg nga ànd ak Macky Sall waaye li ma bu ma sañoon da ngay créer sa parti bopp ndax même Aïssatou Diop Fall mi ngi naan la ah yow nan nga bëggee nekk politique ba pare tuddee sa parti sa groupe fekkee ma ci boole loolu est-ce que boo ko defee nit ñi dina leen jël au sérieux parce que Aïssatou Diop Fall mi ngi naan ko est-ce que yow fekkee ma ci boole bi GIE la maanaam groupe groupement la wala groupe d'intérêt économique loo xam ne daal da nga koy def pour am ci dara mais ñun yow bu fekkee ne da nga ne Sénégalais yi ñoo la soxla 2011 nga dem nekk ministre rek daal di bàyyi defuloo sa parti amuloo siège amuloo bureau ah doo def réunion élection yi du ñëw ba nga bokk te Youssou Ndour élection législative bi waroon na fexe mu am parti am lu mat 5 députés wala 6 députés bu fekkee ne yow ñëpp xam nañ ne tu es populaire waaye dafa décevoir nit ñi loolu tax ñëpp gis ne dafa ñëw rek daal di wéeri ci Macky Sall am na gox yoo xam ne bu fa demee kenn bëgg ko fa gis loolu nag ñun dañoo gis ne Youssou Ndour moo ko def boppam Youssou Ndour nag kenn dégg ko woon mais ñu jékki-jékki rek dégg ko dégg bi moom baax na ñun lii la ñu bëgg dañoo bëgg suñu personnalité di génn di wax waaw ndax Youssou Ndour wax na sax ci caisse d'avance bi moom parce que man génn naa fi vidéo di ko dal ma ne Youssou Ndour bu fekkee ne nit ñi dañ ne
Khalifa Ababacar Sall dafa jël xaalis jox la ba ngay dem Bercy jox ko man loolu ba ma ko déggee dama ko naqarlu ma ne lii du dëgg du yoon Youssou Ndour dafa war a génn mu setal daram parce que bu waxul dafay mel ne dëgg la heureusement démb Youssou Ndour ba mu génnee mu wax mu ne caisse d'avance bi jox nañ ko ci gaa mais du woon pour Bercy nee na 2011 31 décembre ñetti fan moom musiciens yu bëri dañ doon célébrer mairie Dakar daal di leen ci jàppale moom moo indi woon matériel am ñu jox leen ci xaalis moom foofu setal na deram man sax loolu kontaan naa ci ñun loolu lañu bëgg dañu bëgg ngay génn nga weddi comme yow nee nga jox Bercy kenn mësul a jox parce que loolu bu amoon dinañu jaaxal ñun ndax yow nan ngay nekkee ministre nan ngay nekkee milliardaire ñu jël xaalis Dakar di la ko jox Khalifa Sall jàppale la ba pare tey Khalifa Sall nekk ci problème génnuloo wax ñun man loolu ba ma amee naqarlu woon na waaye fu ma bëgg a jeexalee rek mooy ne dañoo gis ne Youssou Ndour aussi laaj nañ ko ci Thione Seck ak Wally Seck moom mu ne bàyyi la ci Wally Seck loolu la wax bàyyi la ci Wally Seck man génnoon naa fi benn vidéo ma ne diggante Youssou Ndour ak Thione Seck ak Wally Seck képp ku ciy dugg yaa ciy des ñu bëri dañ ne dama faral Thione Seck déedéet damay wax dëgg man su ma gisee lu baax ci Thione Seck dama koy wax waaw su ma gisee lu baax ci Thione Seck damay wax su ma gisee loo xam ne neexuma ci Youssou Ndour ndax man fan Youssou Ndour la dama koy wax ndax Youssou Ndour nee na Wally Seck Thione Seck mooy bàyyam waaye bu Thione Seck weesoo moom bàyyi la ci Wally Seck référence la ci Wally Seck moom wax na lool waaye tamit bi ñu ko gisaatee mu wëlbatiku demaat ci anniversaire u Mame Goor Diazaka ndeysaan di wax nangu dogal bi di way nangu dogal bi parce que moom nee na Mame Goor yow da ngaa nangu dogal bi mooy lan parce que Mame Goor dafa ne ko Youssou Ndour Sénégal yow yaa fi nekk yaa fi numéro 1 bon Youssou Ndour dem na fa daal di way loolu mooy tax waxu Youssou Ndour ak Wally Seck du mës a jeex ndax tey da ngay wax lii ne man bàyyi laa ci Wally Seck suba nga dem way nangu dogal bi wala nga way ceeb bu sew moo ma gënal wax ju sew Thione Seck itam daal di génn daal di wax lii xam nga looloo tax wax ji du jeex ñun nag Youssou Ndour dañ ne bu fekkee ne yow da nga bëgg nekk comme yow homme politique nga ministre nga Mame Goor Diazaka bu génnee di attaqué Wally Seck xam nga yow da nga war a da nga war a def attention ndax boo waxee rek wax ji dafay gën a xam waaw loolu mooy dogal bi te Wally Seck nangu na dogal ne Youssou Ndour mooy roi du mbalax barki dem rek génn na mu ne Youssou Ndour yaay roi du mbalax mais Wally Seck nu mu nangoo loolu noonu la Mame Goor Diazaka noonu la war a nangoo ne Wally Seck c'est le prince du mbalax nangu leen dogal ci côté boobu fi may jeexale ci affaire politique bi mooy Youssou Ndour tey bu fekkee ne 2019 da nga yaakaar ne sénégalais yi soxlawuñ la mais sénégalais yi soxla nañ la Youssou Ndour 2019 comme ni ñu soxlaa Thione Seck wala ñu soxlaa keneen ku bëggoon def politique. waaye le problème mooy est-ce que c'est pas trop tard pour Youssou Ndour ndax nit ñi dañu yaakaaroon ne 2012 2011 ba mu ñëwee yow di nga xeexal réew mi waaye yow bu fekkee da ngaa génn nga ne du gouvernement bi. moom moo war a jox xale yi liggéey wala ba pare nga jóg di critiquer suñu président te suñu président dafa ne 500 000 emplois nu mu tuddati lay créer te nga ñëw di critiquer suñu président Macky Sall nga xam ne ñun moom la ñu gëm loolu daf ñuy jaaxal ñun daal li ñuy ñaan Youssou Ndour mooy lenn létt ñu bàyyi ñu nga fériñu ñun bëgguñu dem ba 2019 jot ñu ngay utiliser TFM wala ngay utiliser RFM di attaquer suñu président dañoo bëgg nga génn nga ne yow Macky Sall ngay àndal tey moom ngay àndal suba APR nee nga bokkoo fa waaye APR Macky Sall mooy président bi kon yéen ñii ànd ak président da ngeen war a respecter APR waaw muy Cissé Lo muy ñëpp d'accord naa bu la neexee nga ñëw nga critiquer sa parti nga ne man bokkuma APR wala defuma lii waaye bu leen jàpp suñu président di ko jéem a fragiliser waaw il faut que nit ñi xam ne Macky Sall mi ngi liggéey man li tax ma ànd ak président Macky Sall xam nga parce que man Amérique laa nekkoon dama ñëw gis ne mi ngi liggéey courant bi macha allah ndox bi mi ngi tane xool leen li xew Burkina Faso ko barki démb attentat terroriste yi mare d'Italie yooyu yëpp amul Sénégal Macky Sall mi ngi liggéey te képp ku yaakaar ne mën nga teqatal wala fakastal Macky Sall yaa ngi nax sa bopp amul kenn ku mën a fakasal Macky Sall amul président Macky Sall dafa liggéey Marème Faye Sall mi ngi liggéey waaw Youssou Ndour lu mu am doole il faut que mu xam ne président Macky Sall nit ñi ñoo ko bëgg ci xolam nit ñi ñoo ko fal waaw man su ma amoon lu may wax ci président Macky Sall xëy na mooy affaire Khalifa Sall bi wala affaire Karim Wade te affaire Karim Wade bi Sénégal yi ñoom ñoo waxoon dañoo bëggoon bonne gouvernance xam nga
ñu fexe ñu tëj Karim Wade ba ñu ko tëjee man naqarul naa ko même Khalifa Sall bu ma sañoon tey gis nga Youssou Ndour génn na nee na moom ci boppam jox caisse d'avance bi 2011 laal na ci xam nga waaw kon man bu ma sañoon affaire Khalifa Sall bi duñ ko tëj ko mais buñ ko tëj Khalifa Sall mënulul dara Macky Sall mënulu ko dara